maa ngi leen di nuyu mbokk yi di rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dañ leen jàmm ci xibaar yi dañ koy dooree sooxe bu ñu nemmeeku ci wàllum paj mi fii ci Sénégal li ko waral nag mooy liggéeykat yi yëngu ca wàllu woowee dañoo banque seen loxo ne tey jii ak suba duñu daal di liggéey yi li ko waral mooy dañu bëgg rek nguur gi daal di leen a jox seen àq ak seen yelleef waaye tamit dañuy fexe jàppale sage-femme yi nga xamante ne dañ leen a teg loxo ginnaaw génnam soxna Astu fële ca hôpital bu Louga conseil des ministres ni ki démb njiitu réew mi président Macky Sall moo ko daal di jiite mi ngi xam ne nag ci conseil boobu ne dina fexe ba defaraat hôpital Aristide Le Dantec waaye nag mi ngi xamle waat ne dina jàppale askan wi ci wàllum kaaraange ak ci lu soxal seeni moomel attaque bu métti moo am fële ca Casamance ay nit ñu armé ñoo daal di fekk benn lingerie yóbbu lu tollu 2 millions suñu ko par laata ñuy taal safara ci lingerie boobee fële ca cité Biagé xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram mbokk yi moom la ñu ndar képpee léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee ginnaaw nuyoo bi mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi sooxe di am ci paj mi fii ginnaaw collectif bi yor wàllum paj mi fii ci Sénégal nag ci action sociale ñoom ñoo xam ne ni ki démb ca ba ñuy amal seen conférence de presse nee na dañuy amal ab grève bu 24 heures ginnaaw bi nga xamante ne nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax syndicat autonome boobu nga xamante ne kii di Amadou Yeri Camara moom moo ko jiite li ko waral nag ñoom dañoo bëgg rek nguur gi daal di leen di jox seen àq ak seen yelleef waaye tamit dañuy jàppande di ñaawlu bu baax a baax ñu teg loxo sage-femme yi nga xamante ne ñoo nekk fële ca hôpital Louga ginnaaw faatoom ki nga xam ne rek mooy soxna Astu dañuy desandi ba tey rek si wàllum paj mi ginnaaw bu ñu amalee seen point de presse hier ñi nga xam ne ñooy kuréel wala sax collectif ñi nga xam ne ñooy liggéeykat ñu ngi ci wàllum paj mi ak action sociale ñu ngi ñaawlu bu baax a baax sage-femme yi nga xamante ne dañ leen teg loxo fële ci Louga ginnaaw génnum àdduna soxna Astu Bigué Ba Mbodj nag mooy président de l'association des sages-femmes du Sénégal moom nag mi ngi setal ay naataangoom ñi nga xamante ne dañ leen tuumal ci wàllum faatum soxna Astu fële ca Louga loolee tax sa ñoom ba tey ji nee na ñu ngi xaar rek yoon def liggéey 20 waxtu ak ñeent moomee la sage-femme yi jël dogal banque seen loxo ne duñu liggéey li ñu gis mooy nag dañoo amul ndimbal bu soqeekoo ci nguur gi loolee la askan wi gis ñenn ñàkk la ñu bëgg rek mooy yoonu daal di def liggéeyam ci gennum àdduna ki nga xam ne rek mooy soxna Astu reportage Ousmane Niang. secteur de la santé bi ni ki tey dafa am ay yëngu ndaxte ñoom ñoole dañoo xàppati 24 heures ngir amal ci ab grève loole nag li ko waral mooy depuis bu soxna Astu génne àdduna fële ci hôpital bu Louga ñun doon leen tuumal ne dañ ko assisté wut loole sax état bi jël ñeenti sage-femme yóbbu leen mandat dépôt sanction bi leen nag moo leen neexul ba ñu dem grève bi leen nag askan wi ñoom gisee wuñ ko noonu ni ngi koy naqarlu ku ci mel ni borom kër gi gis ne loole du yoon sanction dafa war a am. gis nga grève ñi syndicat non santé li ngay santé nit ki dañ ko dugg ak sa foi ak sa passion mais nga tiim nit koo xam ne ki mi ngi wasin di leen saraxu koo xam ne 9 mois nga ëmb xale muy koy saraxu dimbale ma ba nu mu dee il faut que des sanctions très lourdes ñu teg leen suñu kaw. ñoom ñu mettoon solution ñoom nañu wax ak waa état bi ñu xool nan lañ réglé mais ñooy il faut qu'on les sanctionne. D'accord parce que ay commencé bëgg au Sénégal. D'accord c'est pas la première fois. lii moom moo génn nii rek mais yéen a am ñoo xam ne gën a méttale sa kii grève nag bu dee dafa am ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci l'hôpital bi lool dafa nekk loo xam ne du yomb dana am ñu muy dana metti lool ci patient yi donte grève constitution bi moo ko mayee xale bu jigéen bi gis ne loolee li gën moom mooy jiital waxtaan andi ay solution ci problème bi nga xam ne des fois dañu koy jànkonteeg ci secteur de la santé. Déjà aucune femme ne va à l'hôpital pour perdre la vie en fait. benn jigéen nag du dem hôpital ngir ñàkk fa bakkanam jigéen bu fay dem rek dangay dem ngir rek médecin yi mën la toppatoo saytu la ba fajal say soxna médecin yooyu ngay gis nag seeni xarañteef ak seeni diplôme moo tax nag ñu teg leen foofu ngir rek ñu daal di sàmm askan wi ci wàllu mu malade lu métti la nag lu doy waar la jigéen bu daal di ñàkk bakkanam ci yenn conditions yi dëgg la nag donte nag lii am na waaye nag war nañ seetaat aussi jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo am ci hôpitaux yi bu ko defee rek loolee dinañ ko mun a daal di saafara lu waral nag seen grève bi tey ji donte doomu
aadama moo si ñàkk bakkanam man de ànduma ci waaye nag il faut ñu daal di am ab ndajaloo maanaam négociation diggante médecins yi ak ñi nga xam ne ñooy nguur gi bu ko defee rek dinañ mën a daal di indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel jamono ji duma si nag wax grève yi donte nag nekk nañ seen kii waaye nag nañ fexe ba nguur gi rek li ni mel mu nak fii jógee ndax ki nga xam ne faatu na mi ngi bàyyi famille bi nga xamante ne ñu ngi koy jooy ba tey jii. Certainement d'autres enfants qui laissent un époux endeuillé ou qui laissent une famille éplorée. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte. Voilà. bu dee santé nag amul prix dundu doomu aadama tamit amul benn prix ndaxte kenn mënu koo jënd loola tax nag population yi nga xam ne nag jox nañ leen kàddu ñi ngi gën a woo ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum pàcc waaye tamit autorité yi ngir ñu gën a bàyyi xel askan wi ci am pàcc gu mucc ay. jërëjëf Ousmane Niang ñu waxaat ci wàllum élection législative yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal ñi di coalition Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ne jamono ji dafa daal di wàcce ci kanamu opposition bi nga xamante ne ñoom daal ñoo féetee ci bopp bi loole nag askan wi lu ñu gis ne naka la ñu mën a def ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ngir mën a daal di gagné li nga xam ne rek mooy élection législative yi Sénégalais yéey nañ ci yàbbi ci reportage Barthélémy Koli. ci ñetti weer yi ñuy dëmmal ci élection législative yi di ñëw ndaw ñi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi laajte ñi defal leen ci liste candidat yi loolu nag ngir ñi gagné élection yi député yi ndaw ñi am nañu seen place ngir mën a gagné élection yi. politique boobu il faut nga xam boo ko xamul rek doo mën a dem fenn pour pouvoir convaincre les gens pour mu mun a am nit yu bëri il faut mu wàcc ci nit ñi. si nit ñi bu wàccul si nit ñi envoyé ñoo xam politique bi ñu mun a wax ak nit ñi pour pouvoir am nit ñi bul doonul du baax de. force Benno Bokk Yaakaar moo di investir ndaw ñi 50% si liste candidat yi loolu moo mën a tax ñi mën a gagner élection yi. war na fexe daal jeunes yi au moins ñu am 50% à l'Assemblée. Essentiel ñoom bu ñu leen fexe daal bu ñu leen former avec de très bonnes formations ñu initier leen au métier artisanal que ce soit les métiers les plus qui pourra participer quoi métiers yi nga xam ne daal mooy fexe jeunes yi daal mën a am exactement benn salaire boo xam ne dina leen mën a satisfaire jarul ñuy sonn ci yenn métiers yoo xam ne day laaj dépense yu bari quoi métier daal vraiment que ce soit l'agriculture le commerce l'artisanat l'industrie. ngir président bi mën a gagner élection législative ni ñëw loolu du yomb parce que fu mu nekk ni ndaw ñi dañoo nekk en colère contre nguur gi. jeunesse bi gëmatuñu état bi gëmatuñu gouvernement bi en particulier mooy Macky Sall parce que moom mooy jiite réew mi loolu moo feeñ ci élection yi génn moo feeñ ci mois de mars bi événement yi loolu nag pour mu réconcilier ak moom dafay xaw a difficile pour man c'est trop tard bu dee liggéey na mais gouvernement bi seen jikko la gars yi bëggul. ngir bañ a ñàkk élection législative yi comme élection locale yi coalition Benno Bokk Yaakaar dafa war a investir ndaw ñi pour ñu mën a jàkkaarloo ak ndaw opposition yi ci assemblée nationale yi waaye loolu pour mu mën a nekk dañoo war a investir xale yi ci seen candidat yi loolu moom mën a tax ñi gagner élection 31 juillet bi di ñëw. jërëjëf Barthélémy Koli conseil des ministres bu ñu amal niki démb président Macky Sall moo ko jiite daal na si yëkkati ay digle yu bari bokk na ci defaraat hôpital Dantec waaye tamit fexe ba jàppale askan wi si seen wàllum kaaraange ak seeni moomin loo xamante ne daf koy jaarale ci wàllum police nationale ngir ay leeral ñu àndi ceeg Ala Thiam. ci teewaayu njiitu réew mi di président de la république Macky Sall nekk lañ doon amale ci conseil des ministres ci àllarba ji dëppoo ko ñaar fukki fan ci weeru avril fële ca palais de la république. ci conseil boobu nag am na ay projet yu bëri yuñ ci samp wala jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak tamit sécurité ak tamit situation chef de village yi ci loolu nag la njiitum réew mi tàmbali di jaale kii di umma islamique bi di ci rawatina ñi nga xamante ne moom mooy këru ko xaadir yi ginnaaw bi Cheikh Aya Aydara wàcceeb liggéey nekkoon xalifa général des xaadr ci question yooyu nag ñu nemmiku ci wàllum modernisation système sanitaire ci la njiitum réew mi sax jóg di wax ne jàngoro Covid-19 bi indi na ci ay jafe-jafe waaye tamit nekk na loo xamante dañ ko war a renforcer accélérer ko réforme yi nga xamante ne mooy jëm ci wàllum professionnalisme ak tamit yokk ñii di personnel de santé bi njiitum réew mi mi ngi ñuy xamal fële ca conseil des ministres bi nag engagement bu mu jël ci weeru septembre bi 2022 lancement bi nga xamante ne moom mooy jëm ci defaraat lépp luy hôpital rawatina fële ca
hôpital Aristide Le Dantec. njiitum réew mi tamit mi ngi ñuy fàttali que depuis 2012 am na ay xaalis bu bëri bu ñu génn jëm ci loolu waaye dañu gis ne taxul benn yoon moo saafara ji di jàngoro ji ñu ngi ñu xamal ne système sanitaire boobu nag réalisé nañ ko ay hôpital yoo xam te def nañ ko ci muy ay hôpital dernière génération lu ñu mel ni Touba Kaffrine Kédougou Sédhiou ci ay hôpital yoo xamante ne nii tamit jël na ay plateau structure sanitaire am ay recrutement exceptionnel yu ñu war a def lu toll ci 500 médecins ak 1000 professionnels de santé ngir yokk wàllu wér-gu-yaram bi njiitum réew mi ngi laaj jëwriñ ju yor wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu eggale audition bi nga xamante am na ko ci gouvernance bi structure de santé ci rawatina loolu nag ñu nemme ko ci réforme hospitalière bi nga xamante ne am na ko ci atum 1998 ngir accélérer réforme yi nga xamante ne moom la ñuy soxla jëm ci wàllu programme investissement 2020-2021 pour am beneen système boo xamante ni moo gën a performant ci wàllum wér-gu-yaram. jërëjëf Alla Thiam ñu wax ci wàllum yoon ñi di waa chambre criminelle bu Ndakaaru nag daan nañ joxe seen verdict démb bu soxal ñaari militaire bi di Abdoulaye Dia ak Lamine Sagna ñoom nag dinañ leen tëj 10 ans de prison ferme li tax nag loolee mooy dañ leen jàppoon ci wàllum braquage benn wafakash bu nekk fële ca Nord Foire mbir mi nag mi ngi am nag ginnaaw bi nga xamante ne nag jàpp nañ leen ba téye leen naka noonu tamit dinañ fay ab amende bu toll ci 96 000 francs CFA ci partie civile bi nga xamante ne ñooy wafakaas ci wàllum njàng mi dem ba fële ca Foundiougne foofee nag daan nañ tàmbale li nga xam ne rek mooy audition yi lu toll si 2446 enseignants moom la ñu jot a auditionné audition yooyu nag ñu ngi koy amal ngir rek fexe xam ñaata jàngalekat ñoo nekk ci département bu Foundiougne buñ sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Dame Touré nekk inspecteur de l'éducation de la formation foofee ca Foundiougne moom sax mi nga xam ne li ni mel nag buñ koy amal dañuy bëgg fexe xam ñaata jàngalekat ñoo nekk ci département bu Foundiougne fexe rek ba lépp loo xamante ne rek jafe-jafe la yoo xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy jànkonteel ñu mun ko saafara initiative bi nag mu ngi dippee ci jëwriñ bu ñu denk wàllum éducation fii ci Sénégal ngir fexe recenser étudiants wala sax recenser jàngalekat yi nga xamante ne ñoo nekk yëpp ci région yi fii ci Sénégal nag tey jii Fatick tey jii lañ koy jeexal foofee. ñu wax ci wàllum mbënn bi maanaam naka la ñuy def ba jëlee fi mbënn bi fi am fii ci Ndakaaru nag démb nag ñi di waa association wala sax office national de l'assainissement du Sénégal di ONAS naka daan nañ amal niki démb ay activités yoo xamante ne rek dañuy waajal hivernage bi nga xamante ne moom la ñuy jubloo ki ko jiite woon nag di gouverneur bu Ndakaaru di Alassane Sall moom nag daan na dellu siwaat ci ndox yi ni ñu taawee fii ci Ndakaaru ñu teewlu ki nga xam ne rek mooy Ababacar Mbaye ak ki nga xam ne mooy directeur général bu ONAS waaye tamit ak ki nga xam ne rek mooy Mountaga Sy moo nekk directeur bu APIX. 15 milliards yi nga xam ni président de la République mettre na ko à disposition et ADEM mooy maître d'ouvrage délégué mu ngi travail ak ñi nga xam ne ñooy entreprise yi yaakaar naa ni actuellement réalisation yi avancé na bu baax a baax maintenant li ci des mooy deuxième phase bi nga xam ni mooy le projet global projet 2 bi avec la Banque mondiale kooku dana tax li nga xam ni mooy réseau primaire bi mooy intercepteurs yi. donc su paree mais dana des li nga xam ni mooy réseau secondaire yi réseau secondaire yi mooy jóge ci quartier yi mooy jóge ci kër yi réseau secondaire yoo nag mun ñu leen wax ni lépp mën na sotti ren mais dana am loo xam ni dana sotti loo xam nag sottiwul nag li ñuy wax mesure conservatoire dañ ko mettre en place. effectivement ñu ngi dem ci nawet gi ñu ngi ñaan yàlla xewal ñu ndox gu bëri moo xam ne aussi du andi loraange ci askan wi. ci loolu APIX ONAS ADM APROSI AGEROUTE ñu ngi ci xalaat ci wàllu Dakar ci côté APIX xam ngeen ni TER bi dañ ko livré président Macky Sall moo ko livré le 27 décembre 2021 Sénégal ñu ngi koy jël ñu ngi ci am mbégte kontaan ci TER bi kon dañu war a xool naka la ñu war a def ci inondation amee TER bi war a mën a continuer sans mu indi loraange indi difficulté ci loolu dañu identifier fukki ak ñetti point yoo xam ne fa la ndox mi di jaar ci raay bi point yooyu dañu pare ci canalisation yi pare ci station de pompage yi dañ koy jox ONAS moo xam ne moom moo am xarañte mu am compétence ONAS gérer ñu ko parce que moo ñu ko géré woon daaw
te amuñ ci benn problème. ñu wutali Casamance wax naka ci braquage bu bees bi nga xam ne nemmeeku nañ ko foofee ni ki démb nag ay nit yu armé wu ñoo daal di attaqué benn lingerie yóbbu fa lu toll si 2 millions ci suñu koppar. braquage boobe mi ngi am ci guddi talaata jàpp àllarba ci quartier cité Biagi foofee ca Ziguinchor nit yooyu naka daal nañ jël yére yooyu ak lépp li nga xam ne moo fa nekkoon laata ñu fay taal safara ci lingerie boobe. xibaaru bitim réew dañ koy dooree fale ca République démocratique du Congo seen njiita réew mi naka daal na xam ne ni ki démb ne dina fexe ba yokkal ñi nga xam ne rek ñooy fonctionnaires yi ak agent public yi te ñu am carrière ci mois d'avril bi nag lañ koy tàmbale bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy vice premier ministre bi gàll wàllum fonction publique moom mi nga xam ne lu toll ci 30% dina nañ ko yokkal ci seen wàllum payoor fale nag ci Rwanda benn gérant mine bu chinoise moom la ñu daal di condamné lu toll ci 20 at bi nga xam ne ñu ngi ko doon tuumal mu daal di maltraité ay ñaari employés yoo xamante ne dafa jàppoon ne ñooñee dañoo sàcc ay or ci mine bi nga xam ne fa la nekkee fale ci Afghanistan nag benn explosion moo am ci benn jàkka daanaka lu toll si 20 nit ak juróom ñoo fa ñàkk seeni bakkan bu ñu sukkandikoo ci agenda bi di AFP. ca France ba tey la ñuy desandi nag daan ñu def ab xayma boo xamante ne saa yu élection présidentielle yi amee dañuy daal di def xayma te ñi nga xam ne dañuy togg seetaan débat bi ren ji nag mu ngi toll ci 15,6 millions ñu ay téléspectateurs ñoo xam ne ñoo seetaan débat bi amaat diggante ki nga xam ne rek mooy Emmanuel Macron ak Marine Le Pen ci lu soxal wàllum deuxième tour yi élection présidentielle loolee sax buñ ko seetee dafa tuuti par rapport ak 2017 bi nga xamante ne lu toll ci 16,5 millions téléspectateurs ñoo ko daal di seetaan foofee ca France. xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg ak Momad Seck fédération sénégalaise de football nag ñoom ñi ngi xam ne rek ne ci kanam tuuti nañu am ay match xarito ginnaaw nag loolee ki nga xam ne mooy Boubacar Camara ginnaaw ñu ngi koy xarandi ci équipe nationale am na yeneen ñaari joueurs yoo xamante ne ñoom it ñu ngi leen xarandi fii ci équipe nationale ngir ay leeral ñu ànd ceeg Momad Seck. président fédération sénégalaise bu football maître Augustin Senghor ak directeur technique national Mayacine Mar waaye tamit ak Aliou Cissé di entraîneur bi ñoom nag ànd nañuy wax ne Sénégal dana am nag ay match xarito yu muy amal ci weerum juin beneen match tamit dina am ci weerum satumbar waaye tamit beneen match daañu ko fexe am ci weerum novembre bu ñu dëgmal loolee nag mu nekk xibaar bi nga xamante ni confédération bi ñoom ñoo ko xamle ni ki démb ginnaaw nag bi ñuy teewee ci ab ndaje mu ñu duppee nag livre Cœur de Lion bi nga xamante ni kii di journaliste Babacar Khalifa Ndiaye moom moo ko bind xibaar bu neex ginnaaw Boubacar Camara am na tamit yeneen ñaari joueurs yi nga xamante ni soo moytul daañu sol maillot bu équipe nationale bu Sénégal bokk na si nag Sofiane Diop nekk milieu de terrain foofee ci diwaanu AS Monaco waaye tamit Malang Sarr nekk ab défenseur foofu si diwaanu Chelsea. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci li gënoon a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi ci télévision Time for Africa ci kanam tuuti di ngeen am xibaar ji kàllaamay nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.